Lovers of Eco TV International, the People's Choice, welcome to Women's Hour. Tey ñu ñëwal leen fii si trade fair di mit ñi nga xamante ne ñoo nekk jigéen ñi jàmbaar jigéen ñu man góor di Youth and Women Pavilion ñu nekk jigéen ñoo xamante ne dañ booloo ngir nekk benn di advertise seen business di daan seen doole di defar products yi nga xamante ne ñoom ñoo koy defaral seen boppa without any machine. So tey nag ñoom leen ñëw pour mit toppale ñu rek ñu dem xool gaay lan leen amal. Asalaamaaleykum anti. Maaleykum salaam. Anti tur bi. maa ngi tudd Sukay Diop. Anti tey ñen nga fi teewal. maa ngi fi teewal Network of Women in Trades. ñu ngi nekk under the sponsorship of ITC. ITC ñoo sponsor jigéen ñi ak xale yi pour ñu participer ci trade fair bii nii. bu ñu doon dugg si anti dañ gis si kaw ñu fa binda Youth and Women Pavilion. What is the concept behind Youth and Women Pavilion? Okay, concept bi nekk si ginnaaw Women and Youth Pavilion bi mooy pour xale yi ak jigéen ñi nga xam ne ñu ngi def business te seen loxo yi jotu seen ginnaaw ñu mun leen a jàppale ñu mun a participer si trade fair yu mel nii ndax ñu mun a network build contacts ba pare am maquette pour jaay. ITC nag International Trade Center lañ ko wax ñoom ñoo nekkal fii jigéen ñi ak xale yi pour ñu jàppale leen seen business yi. ñun suñ business bi ñu ngi tudda Network of Women in Trade. Network of Women in Trade ñu ngi nekk more than 8 to 9 businesses soo xoolee place bii nii ñun juróom-ñetti business ñoo fi nekk wala juróom-ñeneenti business ñun yëpp ay jigéen lañ ñuy jàppalante pour jigéen bu nekk eega fi nga war a eega te ITC dañ teg seen loxo suñ kaw pour ñu mun a participer ci trade fair bii nii ñu gis ne comme ñun ñëpp suñ business ak ñëpp ñëw nañ ci trade fair bi soo xoolee suñ stall bi nii day gis ne suñ business yëpp ñu ngi fi te ñun yëpp ñu ngi ñu jox stall ñu mun a participer ci trade fair bi di gis ci ay trade fair bi nii. Ante bu ñëwee tam gis nañ fi different products yoo xamante ne luñ defar la ndax products yi lu mel ne lii nii ñu fiy gis diw yeeg yooyu noonu ak powder lii bi granule bi ndax yow yaa ko dee defar wala yéen 8 people yooyu yéen a ko dee defar. jërëjëf sa laajte boobu noonu bi ngeen ñëwee yéen a ngi fi fekk different types of products yu bari ngeen fi fekk products yu bari yooyu noonu kenn ku si bu nekk brandi boppam la maa ngi ko wax sànq si suma wax ne la ñun juróom-ñetti business ñoo fi nekk kenn ku si nekk yaa ngi brand waaye ñun ñëpp ñu ngi nekk si umbrella ñu ngi nekk si ron paransor bu ñoo wax Network of Women in Trades so da nga gis ne comme diw yi nekk suma ginnaaw ku ñoo wax Dija All Natural moo ko defar made in Gambia la amul benn hazard products boo xam ne soo ko usé daf la koo def diw bi doomi Gambien moo ko defar Gambien yi la koo jaayee soo ko bëggee da mën nga koo order online wala nga call ko moom mu ngi nekk Bijilo fii soriwut man maa ngi defar cereals soo xoolee suma brand mu ngi tudda Taste of Nature man maa ngi defar cereals juice pepper sauce ak yooyu noonu yëpp man ci wàllum lekk bi laa nekk soo xoolee place bi bu baax di nga gis ne di nga fi am cosmetics di nga fi am foods so di nga fi am fashion be nekk nii suma ginnaaw kii ñoo wax Aïssatou Seka moom moo ko moom Aïssatou Seka mooy defar rabal yi nii moom moo ko raba di jaay ak baaki ak yooyu noonu moom anything loo xam ne fashion la rek moom mu ngi si yaa ngi am si kanam koo xam ne ñu ngi ko wax Maya Muna moom tamit comme bagage yi nii la di defar waaye moom da nga gis ne dafa am lu mel ni salon am treatment comme hair treatment ak yooyu noonu di defar ay saabu ay diw yu baax ci xale ak mag yëpp di treat comme di defar ay di lieta moom daal ci almost all side of cosmetics yëpp mu ngi fa yaa ngi am fii ku ñoo wax Ami Simaha moom moo tudda mooy borom marché Sekir marché Sekir nag soo ko déggee comme tur dafa uyu boromam moom danga koo kool mu ndugal la mu ngay defar cereals comme man waaye daf la di mën a ndugal comme soo soxlaa bagage mu ndugal nga jox ko sa liste bi mu ndugal li nga soxla yëpp isi la ko ba sa kër nga fay ko
nga gis ne kooku dafa taxawal fii ñi nga xam ne comme like dañ busy seen tànka oyofut mu nga call ko mu ñëw defal la service boobu noonu nga fay ko at the same time moom tam mu ngi jaay cereals gannaaw kooku ñu ngi fi am Nature's Gift kooku mooy nag suñ président Nature's Gift mooy Ndeye Awa Cissé mooy moringa liddi su fekkee di ngeen ko dee dégga moom mooy defar lépp loo xam ne xeetoo naa moringa mooy nebedaay si olof so moom dafa defar moringa bota moringa cashew moringa powder moringa seeds moringa capsules lu nekk si moringa rek moom daf ko defar lem bi sa lem na ba am na lem yoo xam ne dafa defar lem ak moringa so moom dafa specialize in moringa parce que so nga gis ne looloo tax nga gis ñun ñëpp bu ñëwee together artistes yi gis ne ñun ñëpp ay jigéen yoo xam ne dañ booloo ñu ne xaaral ñii naam nekkatuñ si youth si waaye ba tey si kër gi dañ leen sponsor jàppale leen ndax ñoom tam ñu teewoo si trade fair bi nii di Gambia International Trade Fair host by GCCI ñoo ñu host maa ngi doon fàtte ku ñoo wax yaxare mooy jigéen bi nga xam ne moom tii rek la dee defar yaxare mooy jigéen si saraxuli so moom dafa am tii bi nga xam ne bi mu njëkk a defar mooy vati mooy seppa xam nga seppa jigéen ñëpp ko dee naan so moom mu ne waaye not mu def ko tii xam nga boobu mooy gën a yomba da nga jël def sa kaas sori sa ndoxu taa nga naan daan nga jël ko di ko xooj ñaata fan ak yooyu noonu so moom daf ko defar seppa def ko tii di ko jaay mu gis ne dox na mu xuus si biir léegi da nga gis ne comme like loo xalaat ci tii rek daf ko dee am especially suñ local herbs yi nii dafa am kenkaliba dafa am mbor dafa am jambakatang mint what's the name lemongrass façon tii boo bugga rek daf ko dee am ñu ngi fi am ku ñu wax noppal jeek di bintakan baaji moom tamit di defar cereals moom nag yàgg na si liggéey parce que si yaayam la ko doonee yaayam daf ko daan def moom mu ñëw def ko comme like professionnalize ko package ko defar product si ba mu nice yàgg na si business bi moom nag banka la mu ngi liggéey aji bank waaye da nga gis ne moom tamit am na waar trop si food processing bi nii am na keneen ku ñoo wax Ndeye Fatou Jabang nag moom amul product si mu showcase moom service la dee def moo nekk ñi nga xam ne su entertainment amee ñu ñëw feccale nag yooyu noonu moom moo nekk di train youth si how to do those flex dance nag yooyu noonu so nga gis ne comme ñun juróom ñetti business yëpp ñu ngi fi di participate si trade fair bi si ndimbalu ITC parce que ITC ñoo ñu jàppale jëndal ñu stalls defar ñu lu ñu war defar yëpp ñun amuñ dara lu dul gaadu suñu bagage ñëw teg suñ pare gaaduwaat suñu bagage yóbbu wala ñu gaadu suñu xaalis yóbbu waaw. anti dañ laa bàyyi rek nga wan ñu products yi nga xamante ne moom nga nekk di defar nga wax ñu tam ban jafe-jafe nga si am. bii buy la sungu fi buy bi dañ ko dee mën a defar comme su buy bu ayes amee dañ ko dee mën a defar waaye problème buñ si dee am mooy amut machine bu ko defar il faut nga jël sa loxo wal ko te su fekkee ne liggéey nga ko liggéey boo xam ne comme like bàyyiwuloo sa xel dafa am suuf buy dafa sensitive trop sax daf dee am suuf te ñun comme like suñ brand mu ne ñam dafa war a set te sell la soo dañ dee make sure ne buy bi bu mu am suuf am nañ fii cuura gerte tam comme lu ñu dal si buy bi rek moo ñu si dal moom tamit foog nga duba ko man pawa nga use da nga jël sa doole wal ko ba wal bi pare ba mu tooy nii if not doo mën a am li nga bëgga ñu am soosi kaane bi seasonal la kaane su amee mun ngaa am kaane bu nga bëgga wante su fekkee ne kaane dafa jeex kaane mun naa seer so il faut ñu defar ko time boo xam ne kaane mu ngi bari nga gis ne dinañ mun a préserve kaane bi ba nga xam ne du yaaxu ginnaaw ñun suñ business dafa taxaw pour di aar ñam yi nga xam ne dañ dee yaaxu seasonal food yi nga xam ne dañ dee yaaxu ñun dañ ñëw pour di génnee problème boobu noonu dañ ko préserve defaral la ko ba mu baax teg ko sooy tooga da ngaa tiba rek def ko si foofu noonu def ko si sa tooga mun naa season mun naa lekka comme mun nga koo lekkaale lii nii wonjo powder la wonjo powder bi njëriñ bi mu am mooy
waxtu wonjo comme ñi nga xam ne dañ dee tukki xëj na bariwul njëriñ si Gambien bi waaye ñi nga xam ne dañ dee tukki dañ ko dee bëgg a yóbbuwaale te wonjo dafa bolki dafa rëy so dafa jël more space su fekkee da nga ko def powder dangaa dem rek sotti si ndox bu tàng rek defar sa wonjo moom mun nga koo wal si machine bi right now dañ am nañ machine am boo xam ne dañ ko def ko dee mun a wal nga ñëw si mbaxal bi nga xam ne Gambien ñi nekk si biti dañ ko namma dañ ko dee bugga ñun mbaxal bi dañ ko defar noo xam ne comme yow yaa ko tooga sa kër suñ ko defaree nii ba pare soo ko buggee yuusaat da nga ko dee dekkali loolu dee wax dekkali da nga ko dee steamaat wala nga microwave ko da nga koo kaas ak ndox rek microwave ko yaa ngi fi findi lekk bi nga xam ne moom la nit ñu bari bugga nga xam ne dafa baax si yaram moom tamit danga dee tàngal ndox def si comme ni nga defee couscous wala nga suusalaat ko wala nga microwave ko so you have different options pour nga use findi bi nga am ruy fii ruy baa nekk nii mono sosé ñu ne ko mono bi moom ñëpp ko bëgg macha allah amul xale amul mag am nañ different type of ruy nag am nañ sanxal bi am nañ ruy bu dija bi am nañ mag cereals bu nga xam ne lekk xale la so yooyu yëpp si daf dee mun a mel ni ruy am nañ tam sungu fi dugub bi anti gannaaw buñ gisee products yi nga xamante ne yow yaa ko dee defaral sa boppa yaa ko dee defal di use manpower ñu laa laajte lan moo la motivate into this kind of business li ma motivate into this kind of business leena la commencé wu ma woon sax cereals maa ngi commencé woon jaam ak juice waaye da nga gis ne Gambien bi ñu bari xamuñ jaam ak juice so lii bagage la yoo xam ne man dama ko daan defar suma kër di ko fa dencal lu yàgga di ko préserve so nga gis ne bi maa defar yooyu nit ñi dañ ma dee laaj waaye noonu xanaa yéen amul leen doo leen dee mën a am yii xanaa yéen doo leen mën a am ay cere ay caakri rek yooyu noonu man leen ahankee dañ ko dee mën a am so si la stade di ko defar nga gis ne nit ñi dem nañ ba xamee ma ko maa ngi yàgga si business bi léegi te ma am te juróom-benni at si rek laa nekk ay ruy sanxal caakri ak cere ay juice léegi ma defar ay syrup sax everything so da nga gis ne bagage yi nga xam ne ay seasonal la fa yaaxu ñun mun nañ ko préserve comme lu mel ni di tax bi xam nga time bi di tax amut so ñun ñu ngi am di tax syrup nga xam ne saa am nañ bu am sukur am nañ bu amut sukur saa boo ko soxlaa mun nga ko use te doo ko dugal si fridge or anything. Okay, auntie, ndax sa business bi is limited to the Gambia wala it goes beyond? No, it goes beyond Gambia. Then there are orders all around the world, though we are not exporting, which we really want to do, but we are sending our products out of the Gambia. Nit ñi nga xam ne bëgg nañ suñu bagage yi dañ dee mën a order ñu defal leen delivery o suñ gisee kuy dem ñu yóbbante leen ko waaw waaye bëgg nañoo export nag comme ñëpp ñu jàppale especially network bi nga xam ne mooy network of women. As you can see we have 7 to 8 businesses yoo xam ne ñu ngi fi te ñiy def food products ñu ngi bari ñiy def skin care ñu ngi bari fashion the same thing so di nga gis ne mun nañoo am suñu amee ndimbal mun nañoo export mu génn si Gambie bi te loolu dafa dimbale suñu business especially ñun jigéen ñi nga xam ne ñu nekk ay jigéen yu ndaw nekk yaay yu ndaw pour ñu mun ñoo jàppale suñu business bi. Anti ban challenge nga dee face soo dee defal sa bagage ak tamit nga defal sa product ba pare at the end of the day comme mu des wala yooyu comme no dey feel. Challenges are plenty du am si benn they are not limited especially when it comes to packaging branding yaaxu bi daf dee am because du mun a ñàkk léegi-léegi da nga defar full product yëpp yaaxu because of one reason or the other packaging si gis nga yaa ngi gis package si suma ko table bi yi lañ dee package suñ product si te lii moo jafeñ Gambie da nga gis ne comme amuñ compagnie boo xam ne dañ dee defar yii nii te suñ bagage suñ ko defaree il faut ñu def ko si paak si ñu seal ko suñ ko sealut dafa yaaxu soo mistake defar product boo xam ne seal loo ko sax dina yaaxu si diggante bi so packaging is our problem, branding is our problem, marketing is our problem, and so on and so on. Anti ndax am ngeen ko xamante ne moo nekk behind this business ko xamante ne daf leen dee mën a support financially wala yéen business bu ngeen ko ekkati da ngeen ko ekkati ak seen own xaalis. business bu ñu ko ekkati dañ ko ekkati ak suñu own xaalis suma maas gi bi ñoo start suñu business we start with less than $400 so we were crawling ñu ngi doon raam ba egsi fi ñu egsi nii tey
so da nga gis ne te xam naa ne ñin nekk ci network bi yëpp kenn ku su nekk bi nga commencé business xëj na di nga am financial support with this partner institutions ITC ak GAIPA ak yooyu noonu waaye su nekkul loolu noonu lu si des yëpp yaa ko defal sa bopp wax dëgg yàlla ay yëpp dañu leen sponsor waaye sponsor bi dañ laa jëndal bagage tegal la ko su nekkul loolu noonu lu si des yëpp yaa ko defal sa bopp. ok ndax bëgg nga sa business bi gën a maaga ni wala comme si products yi la nga bëgg a am di defar. non bëgg naa sama business bi gën a maaga ba mu dem ba nekk factory di produce ay juice ay tam ba tey suma products la table bii nii ku ñëw marché Segir maa ngi la ko doon wax sànqa moo ko moom mu ñëw Ami Simaxa moom mooy defar mbaxal yi nii ak bagage yi nii yëpp bagage bi fi nekk moo di am mbaxal di am cuura gerte spices yi nii yëpp ak gis nga lii spices la si biir moom seasoning powder la donc di mën a def sooy sa tooga moom moo ko defar moom ñu ngi ko ooyee Ami Simaxa mainly is for anti ndey koor moom moo di defar kaane yii nii daf day am ay lem yii waaye da nga gis ne comme tii yu ma la doon wax fii yaxare tii moo nekk ni Fatoumata Ndiaye moo ko defar gis nga bii nii ñu ngi ko wax di female tii bii laa doon wax moom bii la commencé ñu di ko wax vati moom si bii la commencé muy tii. ndax tii moom comme machine la am bu ko defar wala daf ko defar. waaw moom dafa am machine léegi bu ko defar waaye bu mu ko commencé loxo la ko commencé woon so waaye dafa dem ba improve comme li nga ma doon laaj sànq na dem nga bëgg ngaa dem kanam moom dem na ba improve boppam gis nga paquet jam bi nu mu rafetee standard te comme like doo dem fenn benn biti fekk ko fa ku dul moom rek moom brand bii nii moom dafa sel brand am ak with the very good packaging moom mooy Fatoumata Ndiaye waaw kii mooy Ndeye Awa Cissé mooy président network of women in trade comme maa ngi la ko doon wax sànq moom tam moom bagage moo kii mooy Moringa Lady moom laa doon expliqué sànq si suma biir interview bi moom moo lay defar lépp lu loo xam ne dafa xeetoon ak Moringa kon Ndeye Awa Cissé foog naa war ngaa mun a waxtaan ak ñoom nga wan leen sa bagage yi wan leen tam fan la naka la network bi taxawee ak naka la ñu ITC sponsor. Assalamualaikum Moringa Lady. Can you please tell us your name and then few things about your products? My name is Moringa Lady. And I am officially called Ndeye Awa Cissé. I'm called Moringa Lady for a reason, because we do Moringa brands, we do everything Moringa. But as we are here today, we are standing at the Network of Women in Trade. And if you look at the name, the Network of Women in Trade, it comprises of Gambian women businesses that are into trade, irrespective of their background. We have people that are doing fashion here, we have people that are doing food processing, we have people that are doing services, we have people that are doing, all sectors ranging from idea generation to idea implementation, and they are all Gambian made. So I, in particular, I'm running my brand. It's called Nature's Gift, and we have two sectors, which is health and wellness and health and beauty. So on the health and beauty, we have Moringa black soap, Moringa body butter, Moringa facial scrub, Moringa glow oil. And under the health and wellness, we have Moringa seeds, we have coconut ginger, we have Moringa powder. And then we also have other products that are like honey ringa, which is infused Moringa with honey. And they're all proudly made in the Gambia. So Auntie, do you face any challenges during the process? Of course, we do have challenges when it comes to access to raw materials, because most of the raw materials that we use are not mostly found in the Gambia. They are imported here. So shortages of raw materials is another problem that we have. Access to finance is also another challenge that we face here. And also customer acquisition is another problem, because if you look at the Gambian market, it's very slim. So when you talk about customers, that's another challenge, because it's like we are all struggling and also all rushing towards the same customers. That's also another challenge here. Okay, so Auntie, what motivated you into this kind of business? Yeah, so for me, my motivation was really to impact change into my community. As somebody who has really had a lot of change from health and wellness products, I deemed it necessary to venture into health and wellness industry, the health and wellness industry rather. So it was more of
like a passion for me rather than business. All our products are organic, and then not just for me, but all the products in this stall are organically made. They don't have any chemicals. The teas, the processed food, everything is naturally made, because we want to promote naturally made products regardless of where we get it from, because it also adds to the health and wellness of our community. So contributing to the health and wellness of my community really inspired me to come and join this venture. So Auntie, where do you want to see yourself in the future? Yeah, just impacting communities, creating jobs, and also uplifting each other. Because if you look at the work that I do, it's more of women empowerment. I'm into women empowerment. I help women, overcome their challenges through mentorship, through guidance, and also through capacity building. I've actually mentored over 500 young people across the country, ranging from NBR, CRR, URR, and I've also helped and mentored a lot of people that are successfully running their businesses now. So for me, anywhere I want to see myself in the next 5 years, I really want to see my community come along with me, not just about me, but it's about a community change. It's about women empowerment. So yes, so if you really ask me, I would say I want to see my community women empowered in the next 5 years, everybody running a successful business along with me, because I feel like the ocean is too wide and everybody can swim without touching the other. Yeah, so that's what I have to say. What advice would you like to give your fellow women out there? Yeah, so what I would want to tell them is let them believe in themselves. You know, every counting starts with one. It's actually a problem if you don't have a job, but it's another problem if you don't even want to try to have a job. You understand? So what I want to tell all the women is let them get up, believe in themselves. Whatever that is going to make them have a living, let them not look down upon it. Let them start somewhere. If I tell you my story of how I started, perhaps you will say no. So, and here I am today, and I believe, if they also see that and believe in that, they will also have a lot of changes in themselves. And looking at the fact that our population consists of more of women, of the women folk, it's high time we all get up and try to do something rather than just sitting down and then waiting for help to come one day. Let us create the help that we need ourselves. And perhaps the government will come one day and come to our aid. Yep. Thank you so much, Auntie. Assalamualaikum sis. Maaleykum assalam. Sis tur bi? Ndeye Marie laa tudd. Ndeye Marie tey fan leen la fekk nii ak si lan leen la fekk nii? Yàlla ma fekk right now si trade fair bi si under skin care bu Maya Mona. Okay, so lan moo nekk product yi nga xamante ne yow yaa ko dee defar? Loo fi gis nii yëpp ñoo ko dee defaral suñu boppa ba pare da nga gis ne yëpp natural products la loo xamante ne du yaaxa benn skin ñu baby born can use it mag góor jigéen ñëpp a ko mën a use. Sister, lan moo la motivé si nga defar product yi nga xamante ne ñoo fi nekk? Da nga gis ne soo gisee nit ñu gën koo sawar pour defar ko sax parce que at times dañ dee gis ñoo xamante ne ñu ngi use yeneen diw yoo xamante ne mu ngi yaaxa seen yaram bi te loolu dafa am positif fu mu nekk nii because of natural skin dara daaxoo ko si àdduna bi. So, ban challenges nga dey face behind making all these things? Sometimes I feel tough tamit nag because of nga if business so nekku ne ndax mus nga jaay nek diw mu use ko mu am any bad effect o? Non, bu ma ko starté ba tey na musuma jaay nit product bu ma tane dafa yaa sa yaram comme mu def dara sa yaram bi although dañ day gis ñu ma tane tamit dañ day ñëw comme seen yaram daf lay xala yaaxu boo su ñëwee comme suñu product dafa day mën a dimbale ba lu def lay mën a sa seen yaram bi. So ban advice nga am pour jigéen ñi nga xamante ne ñoo la xoolaan ba ñu motivé te ñoo doon di start di defar seen own products? Xanaa ñu góorgóorlu rek ñu xam ne dara easy wut so ñu try ko te defar natural products yi moo gën comme ñu use products yoo xamante ne comme dafa yaaxandi te seen skin bi parce que now comme skin problem yu bari dina xala difficult fu mu nekk nii so fu mu nekk nii moom lu may advice suma moromi jigéen moo nekk su ñu ñëw dugga rek na nekk natural things te lu ñëw dugga tamit nañ si xalaat ëllëg tamit bala moo yaaxandi si seen skin yi. Thank you so much, sis.
Alibe na goto